asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci tànneef bi ànd beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na fii ci télé bi cours yeeg niñ ko waroon a dooraatee tey jileeg niñ ko ajee rawatina ci xale yi waroon na am examen ren jile njiitu réew mi moo jël dogal boobulee démb ci guddi li ñu joxe ni kap sabab moom mooy ay yenn ci ay jàngalekat yu amee jàngoroy coronavirus fële ca Ziguinchor dinañ ci waxtaan ci bu yaa sax ci édition spéciale bi ñu leen di amal ci 13h bi. dinañ nekk en direct ak yenn ci suñuy ndaw lu ci mel ni Ousseynou Thiam ma nekk ca Rufisque foofu ca Diamniadio foofu nag jëwriñ bi ñu dénk wàllum njàng bi di Mamadou Talla ak naataangoom bi ñu dénk formation professionnelle Dame Diop di amal ab conférence de presse ci kanam tuuti dinañ ci am yenn ci ay xibaar suñuy gan ci plateau bi kenn ki moom mooy Abdoulaye Fane moom moo jiite FENAPES mooy fédération association mooy fédération UNAPES mooy union ngeen jéggal ma union maanaam mbootaay bi ëmb association parents d'élèves ak étudiants yi nekk fii ci Sénégal ki ci des ci kanam tuuti dina yegg si muy professeur Cheikh Mouhamed Mbacké Lo moom xam-xamam màcc ci wàllum santé publique ci jamono jooju nag mu mel ni mbas mi ngi gën di law ci réew mi ndax ci bésub tey jile wàññi nañu 2 fukk ci ay cas communautaire ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci ay cas yu bees ñu am daanaka fukk ak ñeenti région yi nekk fii ci Sénégal yëpp la yëf yi laal mbokk yi ci kanam tuuti ñu egg si ci yaatal bi. ginnaaw bañ leen nuyoo dañuy dooraat rek ak xayma bés bi ci mbas meek tolluwaayam fii ci Sénégal cas communautaire yi nag ñu ngay jéggi dayo tey jëlee lim bu takku la muy 2 fukk diggante Dakar Popenguine Touba ak Ziguinchor lim bi yëpp ci ñi amee jàngoro bi tey toll nañ ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo wérit ba dellu seen kër daanaka lim bu ni mel la juróom-ñeent fukk ak juróom-benn démb ci guddi am na 4 fukk ak ñetteelu nit bi faatu ci jàngoro Covid 19 boobule. dañ ciy déglu docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye moom mi directrice générale de la santé. si bésu tey bii di talaata 2 fan ci weeru juin 2020 jot nañ résultat yi ci junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar dellu si nañu ànd ak doomu jàngoro yi ci yooyu juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar moom la ñuy wax contact mooy ñi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeyukaay yi ñoo leen di topp te di leen saytu 2 fukki cas nag moom la ñuy wax transmission ñu jóge ci transmission communautaire mooy li ngeen dégg ñaan cas communautaire te tey jii ñu ngi leen di gis ci diwaan yi Sacré-Cœur am na benn Popenguine am na benn Grand Yoff am na benn Rufisque am na benn Tëngéej Rebeuss am na benn Parcelles Assainies am na 2 Touba am na benn HLM fii ci Dakar am na benn Almadies am na benn Ziguinchor am na 3 Bignona am na juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci ñi nga xamante ne ñoo tëroon hôpital biñ leen saytoo seen yaram àndatul ak doomu jàngoro ji moo tax ñu ne ñoom wër nañu fukk ak ñeenti cas grave nag ba léegi ñu ngi tëdd ci fi nga xam ne moom la ñuy wax Sawétas ci suñu l'hôpital yi mooy service de réanimation ñi nga xamante ne ñoo tëdd ca loolu hôpital yi tey seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan dale ko 2 mars 2020 bi nga xamante ne ci la mbas mi Covid 19 duggee fii ci Sénégal ñu ngi toll tey ci 3 junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benn cas yi nga xamante ne ñoom dañoo ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñeent ñoom wër nañu. département bu Tivaouane jàppale ne ñoom ñu ngi ci juróom-ñaar ci ay nit yu amee jàngoroy coronavirus boobule bokk na ci 2 cas communautaire commune boobule ñu naan Chérif Lo tamit ci arrondissement bu Pambal am na 4 ci ay cas ñu ne benn ndaw bu nekk ca village bi moom moo bàyyeekoo fii Ndakaaru yóbbu fa jàngoro bi foofule ba noppi wàllu ko njabootam. dañuy dem ci beneen diwaan mu di Diass nekk fële ca département bu Mbour Abdourahmane Diallo lañ fay fekk Abdourahmane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Naata. waaw foofu mu mel ni dafa am lu fa xew ay nit yu amee wala boog ñuy njort ni dañoo amee jàngoro bi waaye ñu lànk ni duñu dem kër docteur ba yëfi jur fa sax fitna. waaw fitna googu ñun sax muccuñu ci ndax ginnaaw bi ñu fa demee ngir xool ba xam li fa xew ci lañ ñu daal di pamti yu metti sax yi xotti suñu yére sàcc suñu ay montre ndax ñi dëkkee Diass ci village bu ñuy naan Ngam nee nañu kenn du dugg seeni dëkk boobu ngir
jël ñett nit yi nga xam ne dañu wax ni dañu am feebaru coronavirus ñoom nee nañu dëkk boobu ñetti nit ñooñu noonu dara dalu leen kenn feebaru fa li ñuy wax ni coronavirus dafa am ñoom gëmuñu ko li ni mel tax sax ñett nit ñooñu noonu bokkoon nañu ci contact premier cas communautaire bi nga xam ne moom moo fa am fi mu ne nii autorité administrative yi ak autorité sanitaire yaa ngi toog foofu noonu di jéem a waxtaan xool ba xam nan la mbir yi di mujj xam naa ni bu ñu jaaree ci dialogue doxul mujjantal ga dañuy jéem a xool benn solution ñenn ñu ñuy wax sax bu ñàkk waa gendarmerie wàcc fa xool ba xam lan lañ ko war a mën a def waaye pour wax ni jamono ji ku dem ngaam tudd fa coronavirus doo fa ñibbi ak say ngaam. Abdourahmane Diallo nekkoon en direct foofulee ca Diass lu mu ci mënti am rek yeneen xibaar dinañ ci ànd ak yow Abdourahmane di la masawu bu baax a baax niñ leen ko doon waxee tey jële ñaari fan ci weeru juin le gouvernement bu Sénégal jëloon nib date ngir xale rawatina yi nekk classe d'examen delluwaat ci classe yi waaye xam ngeen ni démb ci guddi ba léegi dañ koo dàq ba jëmmi jamono li ñu wax cim li ko waral mooy ay jàngalekat yu amee jàngoroy coronavirus fële ca Ziguinchor jàppaleen sax ni jamono ji ministre bi ñu dénk éducation nationale Mamadou Talla ak Ngom Dame Diop ñu dénk ko wàllum formation professionnelle ñu ngi jàkkaarloog taskatu xabaar yi fële ca Diamniadio dinañ ci ànd xaj na laata ñuy noppi ak Ousseynou Thiam mi ñu teewal foofulee beneen diwaan muy Ziguinchor niñ ko junjee sànq moom la ñu ne fa la ay jàngalekat fukk daanaka am jàngoroy coronavirus boobule Boubacar Diassi moo ñu fa teewal bu dee mi ngi ci ligne bi Boubacar Diassi. waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax Boubacar Dias yan ñeneen xibaar nga ñu mën a wax ci jàngalekat yooyu la ñu ne dañoo am jàngoroy coronavirus foofulee ca Ziguinchor. waaw wax nga dëgg soxna Naata effectivement li ñuy wax ci jàngalekat yi am coronavirus fii ci diwaan bu Ziguinchor dëgg la ndaxte jot nañu ko vérifier mu doon fukki jàngalekat yoo xamante ne juróom-ñaar ci département bu Bignona ak ñett ci département bu Ziguinchor am na sax ñu wax ni am na benn cas contact ci département bu Oussouye kon bu ñu seetloo du au lieu que mu nekk fukki jàngalekat fukk ak benn jàngalekat la ñu am fii ci comme xibaar fii ci Ziguinchor ñu ngi koy prélevé ci ab échantillon boo xamante ne échantillon de 50 personnes la ñu bokk ci vague bi nga xamante ne mooy vague bu njëkk bu jógee Dakar mooy bus Dakar dañu dikki jógee Dakar wut ci région bu Ziguinchor ñu fàttali nag ni effectivement du Ziguinchor kese la vague bi concerné ndaxte vendredi 5 bus yegg si nañu département bu Bignona nga xamante ni moom mooy le plus grand département bu région bi kon soxna Naata fu mu nekk nii jot nañu def tour établissement scolaire yi Ziguinchor yi nga xamante ne am na enseignants yu fa nekk ndaxte gannaaw bu ministre bi génnee bataaxal ngir daxan bi li nga xamante ne moom mooy reprise enseignement yi am na enseignants yoo xamante ne amuñu woon information bi dënd ci guddi te ci suba lañ ko yëg gannaaw bu ñu yeggee bi seen établissement à 8 heures ñu dem nag ci école bi nga xamante ne par exemple école donc Kandé Bagneto bu nekk fii ci diwaan ci commune bi Ziguinchor foofu ñu fekk nag enseignants yi yëpp nekk fa ñu laaj leen mais ñoom pourquoi ñu ñëw ñu ne non mais malgré que sax ñu am report ñoom dañu namoon li nga xamante ne moom mooy école bi fallait que ñu ñëw nemmeeku li nga xamante ne moom mooy classe yi nettoyé ko donc soxna pour le moment loolu lañu amagum comme information fii ci diwaan bi Ziguinchor ñu dégg ni effectivement au lieu de 10 enseignants 11 enseignants lañu am li nga xamante ne ñoo am coronavirus ci région de Ziguinchor. Boubacar Diassi sant ko gërëm ko bu baax a baax mu nekkoon en direct foofule ca Ziguinchor niñ leen ko doon junjee sànq am nañu ñaari gan fii ci plateau bi kenn ki mu di Abdoulaye Fane moom moo jiite UNAPES di union nationale bi ëmb association parents d'élèves ak étudiants yu Sénégal ka ca des di professeur Cheikh Mouhamed Mbacké Lo moom nag xam-xamam dafa màcc ci wàllum santé publique maa ngi leen di nuyu di leen ziar professeur ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay soxna naa di la gërëm ci invitation bi ñu invité fi tey ñu mun a wax ak Sénégalais yi ci li nga xam ne mooy mbas mi nga xam ne mi ngi ci réew mi. waaw ñu tàmbali waxtaan bi di nuyu aussi sama vis-à-vis Abdoulaye Faye di kontaan trop parce que ñu am seen wax lañ ci tey li ñuy waxtaane mu ngi noonu ba moo tax sax ñu war a tàmbali ak moom Abdoulaye Fane ginnaaw bañ la nuyoo ziar la ba noppi gis nañ gouvernement bi jël di dogal démb déggoon nañ leen fan yëpp ngeen di wax laaj bu njëkk bi mooy ndax d'accord ngeen ci dogal bi. dañu lay nuyu di la gërëm soxna Naata ci li ñu prié tey di nuyu professeur Lo di ñaan yàlla nañu yàlla jàppale ndax mbir mi ak li ñuy wax aussi muy dariñ askan wi mbir mi nag bi mu amee démb xaw na guddee bett na nit ñi bettu leen ñun ci wàllu wéyjuru ndongo yi nga xam ne yàlla dogal na muy UNAPES muy kuréelu wéyjuru ndongo bu ñu jiite
dañu amoon structure de veille et d'alerte boo xam ne bi bañ ko sosee depuis daanaka fukki fan ci weeru mars. maanaam une semaine après bi coronavirus bi duggee ci réew mi ba noppi. voilà parce que il faut ñu wax ko mbir mi bi mu ñëwee bett na ñëpp waaye nag kuréel bu toll ni ministère de l'éducation nationale aussi jëloon nay matukaayam mettre en place benn comité de veille yàlla dogal mu dugal ñu ci. parce que boo ko seetee organisation société civile yëpp ñu ngi ci ak service technique yu ministère yi ba tax na ñu ngi ko doon suivre pas à pas waaye bien que ñu bokk ci comité de veille bi ñun suñu kuréel dañu am ay bànqaas yoo xam ne dañu wasaare ci réew mi fépp foo xam ne fii dañu fa nekk dañu doon gëstu ñoom ñu ñuy remonter information bi aussi ñu dal di mën a jël mesures yi nga xam ne yi ñun way juru ndongo yi ñu yaakaar ba jiital ñu mën a wax ci seen baat dal jël suñu matukaay looloo tax sax démb bu ngeen ko seetloo jàll na si seen organe de presse yu bari ñun dañ def benn déclaration parce que lu leer la ñu waxoon dañu ne les dates là yi ñu choisir c'est des dates indicatives c'est pas des dates impératives maanaam gouvernement bi mën na jàpp date waaye nag toujours dafay tënku ci mesures yi nga xam ne yi dafay jóge ci ministère de la santé maanaam ñi nga xam ne ñi ñoom seen xam-xam dafa màcc ci wàllu paj mi ci la tënku ci la ñu defee nag seen protocole sanitaire boobu ñu koy suivre mais démb bon réew aussi da nga koy diriger toll foo xam ne fii bu ñu demee ba mu leer na ne lii war na mën ay incidence yoo xam ne yi mën na peut-être indi ay gàllankoor ci wér-gu-yaramu réew mi donc il fallait que ñu jël ay mesures donc lii bettuñu waaye ñun dañu ne woon sax pour parer à tout dañu ne woon ñi nga xam ne ñi gune yi nga xam ne dañoo nekk ci classe yi gën a tuuti muy CM2 yi tey dañu ne woon ne ku nekk muy waajur na dal di jël doomam téye ci loxoom dem ba école ba bu demee matukaay ya nga xam ne yi waxoon nañ ko te ministère bi dal di koy wax et on l'avait pris au mot moom moo waxoon ne fépp foo xam ne ñi gis nañu fu mu yànqee rek bu école bi ubbi ñun ca la ñu tënku woon ba dal di koy wax bon yàlla dogal lii am man je dis que dama ne rek nañuy rafetal et que ñu def un débat constructif réew mi nag dafa toll ñu bari ay nihilistes maanaam ñoo xam ne ñi bu nee tëll rek waxoon naa ko xamoon naa ko te doo am dara loo xam da nga koy teg fi mu ne nii dañu teg ci table bi loo xam ne lii war nañu mën a seet comme am mbërum làmb moo xam ne bi dafa daanu mais boo daanoo da ngay defar waat kon jàpp nga ni lu war la war na mën a nekk parce que cas de figure yi war nañ ko mën a sóoraale ndaxte yàlla moom moo xam yàllaa ko fi indi waaye nag am na ñoo xam ne ñi seen xam-xam dafa màcc ci wàllu santé chaque fois si ñoom la ñu tënku mooy protocole sanitaire boobu mu wax ak ñi nga xam dañoo wër maanaam wàllu santé bi ak yeneen corps parce que mbir mi rek du question wu santé parce que santé peut-être c'est le médical mais y a la prévention primaire man li ma wax dama ko xam parce que j'ai été directeur de la prévention individuelle et collective du temps de Issa Mbaye Samb ak Maïmouna Sourandir ce qui veut dire que lii yàgg nañ ci liggéey choléra jaar na fi à l'époque c'était ay 2004 à Touba grippe aviaire H1N1 jaar na fi ñun on a été dans les îles aux oiseaux avec le ministère de l'élevage ce qui veut dire que ay feebar mës na fi am waaye am na nuñ ko daa jëlee te daanaka sax am na Sénégalais yoo xam ne sax duñ ko xam. noonu ñu ko war a jëlee Abdoulaye Fane ñu ñëw ci tuuti ak professeur Lo. professeur Lo ndax da nga gis ni gouvernement bu Sénégal am na lu mu waroon a def benn liggéey en amont maanaam laata muy jàpp date tey jëlee ñaari fan ci weeru juin xale yi dañuy delluwaat ndax gis nañ ni deltu ginnaaw bi dafa gaaw loolu gis nañ sax ni ay minuit passé la ñu génnee communiqué bi bataaxal bi. merci kii di nga ma may ma dellu tuuti ginnaaw. xam nga mbas mi daf fi installé wu ñu dem ak moom jël ay mesures yoo xam ne mesures yu dëgëroon la ñu dem ba ci biir président de la république peut-être moom instrument yi mu am mu def des mesures d'assouplissement. wàññi loxoom parce que loo munti wax tamit mooy da ngay gérer côté sanitaire bi da ngay gérer. côté social bi économie bi aussi. te toll woon nañ jamono boo xam ne bu ñëpp di wax dëgg ñëpp a ngi doon wax ne nañ ubbi vraiment sonn nañ extra ndaxte dañu nekk réew moo xam ne 80% ci informel bi lañu nekk. kon bu ñu ñëwee ba foofu c'est normal parce que dañu ne nañu vivre avec le virus may wax ne fii maladie yu bari jaar na fi yoo xam ne day wàllaate te nii lay démarrer dana wàllaate bu gaaw mais dañuy dem ba nga xam ne danañ ko maîtriser ba mën a dund ak moom particularité virus bi mooy dañ ko maîtriser wugul partout dans le monde kenn maîtriser gu ko parce que lii ñu dal tey mais dal na dëkk yu ñu ëpp doole am na ñu bari dañu ubbi seen école après tëjaat ñun heureusement
que président bi quand même lu ñuy wax mooy am na courage bu day ne la veille ba ñu war a ubbi mu gis ne la situation ne s'y est pas mu jël décision malgré toutes les li ñu def ci biir mu jël décision dellu ginnaaw et loolu man je salue aussi le patriotisme des enseignants parce que loo munti wax enseignants yi mu metti mu netti parce que ñoom ak gouvernement bi ñoo liggéey ba yegg si fii ci li ma comprendre parce que loolu lañ gis ñoom ñoo defandoo ay réunion ñoo nangu woon ne mën nañu ubbi hôpital sous certaines conditions. mais am na ñu ne dañoo dem ba ci biir mu mel ne dañ leen xaw a beddi tuuti gouvernement bi buy jël dogal maanaam du leen ci consulter du leen ci laaj loolu la yenn ci ay syndicalistes waxtaan. non xam nga problème syndicaliste dafa xaw a complexe. parce que syndicalistes yi su fekkee ne da nga ñëw dañu toogoon ne ñoom dañuy maanaam jogante seen biir mu am G7 je crois am na G20. xam nga état tamit buy négocier def ay principe ba ñu d'accord ci principe yooyu dana déglu ñële mais dana jël tam avis ñële man li may woo état bi rek mooy na fexe ba gën a encore rediscuter ak ñoom ñëpp pour ñu permettre ñu trouver des solutions yoo xam ne mooy tax suñu doom yi mën a jàngi. parce que maladie bi mi ngi fi te jógu fi maladie bi ala kulli haal dañuy dund ak moom mais nag nañu fexe ba nga xam ne li ëpp solo mooy nit ñi mën a conscient que ne maladie bi a ngi fi. mën a conscient ne am na loo xam ne mën nañu sauver ci maladie bi ñu def ko mooy lan mooy li nga xam ne waa kër docteur ñu ngi koy dicté parce que loolu mooy problème bi fi mu ne nii le problème mooy la nga xam ne waa kër docteur ñu ngi koy digle pour dire la vérité peut-être que am na 50% population bi te ñu ngi leen di gërëm yoo xam ne ñoom ñu ngi def li waa kër docteur wax mais am na ci 50% boo xam ne defuñu loolu ñooñu il faut ñu woo leen ñu dimbali ñu fekk si ñu ci liggéey boobu ñuy def parce que loolu mooy tax maladie bi ñu gaa ko fi jële loolu mooy tax ñun ñëpp ñu mën a dellu suñu liggéey Sénégal mën a jëm kanam parce que maladie bi jàng nañ ci lu bëree bëri. muy relâchement bi ngay wax ndax semaine bi weesu rek ñu ngi def ay reportage yoo xam ne dañuy wan ni nit ñi dañoo tàmbalee bàyyi seen loxo bu baax a baax masque yi yenn ci ay endroit lu ci mel ni marché nga xam ne wàllante bi foofu mën na faa gën a jéggi dayoo gis nañu nit ñi takkatuñu masque transport en commun yi tamit noonu ci keroog ba ñuy tàmbali di convoyer enseignants yi tamit ñu ci bëri ñu ngi ko doon naqarlu ñu ne mesure barrière yi respecté wuñu ko foofu tamit ñàkk ni gis nga image yi. waaw loolu gis naa image te je crois que wax naa ci lu bëree bëri xam nga bu ñu tëralee dara ne na ko jëkk topp mi ngi mel ne le port des masques mais di nga gis ñu bëri ñu porter masque mais dañ koy wàccee def ko ci menton bi amatul njëriñ. amatul njëriñ donc su fekkee ne dafa am yoo xam ne tëral nañ ko pour mën a def li ñu war a dañ ko war a def ce qui s'est passé effectivement keroog ci Liberté 5 je pense que lépp décision boo mun di jël parfois dina am ay erreurs mais il faut corriger. parce que effectivement regroupement boobu amoon foofu c'était pas vraiment bien parce que loolu sur le plan sanitaire baaxul ndax bu ñuy waxee ne dañuy wàllante nit ñi dajaloo ñoom ñëpp ci benn bërëb mën na indi jéeya je pense que beneen yoon loolu dinañ ko corriger et je suis persuadé dégg naa ministre mu wax ko loolu yëpp dinañ ko corriger mais li am solo mooy ñu faire appel aux populations vraiment sur les mesures barrières mais feebar boo xam ne nee nañ la lii boo ko defee mën nga ci mucc lii boo ko defee mën nga ci mucc mais nañu nit ñi jàppale waa kër docteur ñi nga xam ne ñi ngi ci front bi man j'ai des collègues yoo xam ne nelawatuñ deftuñ dara ils travaillent pour la population sénégalaise ñi ngi xeex pour population sénégalaise ñun ñi nga xam ne ñi ngi ci beneen wàcc bi di sensibiliser nit ñi aussi ñi ngi def li ñu mën pour sensibiliser nit ñi pour ñu jàppale waa kër docteur yooyu parce que xam nañ ñun li ñuy dund ci mbas mi ba fi mu toll nii kon nag li am solo tey wax naa ko les marchés il faut aussi les collectivités locales jàppale le gouvernement parce que marché yi waxoon naa ko du waxaat naa ko mën nañ def marché yi de telle façon que ne day am 2 entrées 2 sorties mais loolu il faut que ñëpp jóg ci ñëpp jàpp ci parce que bu ñu defoon marché yi ba nga xam ne day am 2 entrées am 2 sorties mais bu boobaa fu nekk ñu teg fa li nga xam ne moom mooy war pour nga def ko pour dugg ci biir marché bi ci comme tamit muy am ay contrôle pour que nit ñi di porter masque ñoom ñëpp mais bu boobaa affaire yi dina jaar yoon ñëpp dinañ ci jàpp mais ma terminer pour wax ne gis nga tey xeex bi il faut ñu xam ne ñun Sénégal dañu am mbaax mi mooy lan dañu am ay chefs religieux dañu am waa église yi fi nekk dañu am quartier yi di ñu organiser wu moo tax may ñaan nañu gën a renforcer bi sensibilisation bi au niveau des chefs religieux parce que man gëm naa ne ñoom buñ ci duggee boo léegi li nga xam ne ñëpp a ngi koy def muy nga implication communautaire ASC yi ñëpp dugg ci mbas mi dootul yàgg parce que li chiffre yi di wane mooy wane ne quand même loo munti wax maîtriser nañ ko pour le moment mi ngi sous contrôle parce que soo seetloo day tourner entre juróom-ñaari poñ téeméer boo jël juróom-ñaar wala fukk ak ñaar bu ëppee ëpp kon ça veut dire que mesures yi nga xam ne waa ko docteur ñu ngi koy def mi ngi dox li des
si ñun la population bi si ñun la ñi nga xam ne ñun ñooy askan wi te il faut waa askan wi mën a jàppale waa Kër Docteur pour que mbas mi jóge fi ba ñu fàtte ko. waaw bu ñu waxee askan wi wax nañu ñëpp Abdoulaye Fane xale yi rawatina sànq ñu ngi wax ñàkk waxtaan wala ñàkk déggoo yéen UNAPES depuis le début yéen a ngi ànd xëy na gouvernement beeg syndicat yi ngeen waxtaan am na ay xale sax ñu gis leen ñu ne ñoom dañoo lànk ne ñaari fan tey ci weeru juin du ñu dem. déggoon nañ xale yooyu parce que ñoom tam dañoo gëmoon ni ba léegi daal yi fi mënuñu koo maîtriser. waaw ñooñu ñoom ñooy le collectif national des gouvernements scolaires. Yàlla dogal na bi ñu defee seen sortie à la presse mooy mademoiselle Maguette Ba boobu. exactement ñun waxtaan nañu ak moom. di leen gërëm nag di leen sant parce que ñun ñooy seen i waajur bañ leen woowee waxtaan ak ñoom ne dañ leen bëggoon a rencontrer fu ngeen ko bëggee ñoom ñoo jël seen décision ne ñoom ñun ñooy seen i waajur pare nañu fépp foo xam ne fii bëgg nañu ñun ñu fekk ñu déjà loolu. ubbi nañu bunt boo xam ne bii ñun war nañu mën a waxtaan ak te ñun ñoo war a mën a ànd parce que bu ñu nee waajur ne ndongo defe naa ñoo war a ànd ñu ngi doon waxtaan nag ñoom it dafa am yenn préalable yoo xam ne dañ ko posé woon première chose moom mooy nee nañu wax ji mooy ñoom ñoo dem ci l'école yi peut-être bu ñu dindee ñi nga xam ne ñii tout tànk yi lañu mooy nekk CM2 classe kii yi ñi nga xam ne ñii moyen secondaire lañu nekk ay mag lañu ay waxambaane lañu wala ay njagamaar ba tax na ñooñu peut-être sax war nañu mën a prendre en charge seen yenn kii yi toll nañu foo xam ne nag wax dëgg yàlla lu ñuy waxtaana ci réew mi ci wàllu éducation war nañu mën a laaj seen xalaat en 2016 dem naa fi Marseille au congrès de la fédération française des parents d'élèves ñoom dañu am fédération boo xam ne bii les lycéens yoo xam ne yi même ouverture congrès bi dañoo ñëw dal di wax donc war nañu bàyyi xel ci ñoom parce que li erreur bi mooy bés bu ñu demee ba ubbi école bi te ñu dal di wëlbatiku gis classe yi table banc yi vide mën na poser problème te xale yii may gis ñu ngi commencé organiser wu. donc war nañu bàyyi xel ci ñoom di leen laaj seen xalaat di leen mën a peut-être tenir compte ci seen xalaat pour que peut-être ñoom du ñàkk ci seen gémmiñ mën nañu am sax solution yi parce que ñoom ñoo koy dund. loolu baaxoon na aussi état bi war ko xam. wàllu kii nag approche bi ngay wax professeur man dama ci ànd. approche communautaire bi. approche communautaire bi problème communautaire li koy régler approche communautaire la approche communautaire bi sunu gox sunu quartier yi la. sunu bàjjenu gox yi sunu ASC yi sunu président ak conseil de quartier yi. chef de quartier yi. sunu tailleur yi man quartier ba ma dëkk fële ca Tëngéej bi mbir mi amee association tailleur yi xale yi ñoom ñoo organisé wu rapidement en association commencé di defar ay masques. di ko may sol seen daal di dugg ci koñ yi d'ailleurs man j'ai été très surpris ñu dal di xëy des ministres dal di xëy dem ci yenn entreprises yu mag yi di commander ay masques avec beaucoup d'argent alors que amoon na ñuy demee bu ñu jëlee prototype masque boobu labelliser ko dal di koy jël dal di koy jox xale yi déjà ay rentrée de fonds la yoo xam ne yi tailleur yooyu parce que ñoom ñëpp seen liggéey dafa arrêté donc je crois que approche communautaire bi daf ci baax parce que man bu ma dëkkee ci koñ dinaa mën a jël sama matukaay ba képp koo xam ne kii bu dee gan dinaa ko yëg ma mën a def benn dispositif boo xam ne information boo xam ne bii gis nañu koo xam ne kii am na feebar wala ainsi de suite nga remonter information bi au niveau du comité départemental wala régional bu ko defee ñoom avec les médecins ñu mën a jéem a seet nan lañ koy di la prendre en charge ba pare am na benn point bu ñu wax bu important moom mooy stigmatisation bi mandargaal bi. boddi konte bi boobu dinañ ci waxtaan ci kanam. mandargaal dafa commencé law ci réew mi te li ngeen wane léegi li mandargaal la. dégg nañ ay jàngalekat sax yu koy naqaru mu ne lan moo tax ñu naan jàngalekat yu nekk Ziguinchor la xeetu. boddi konte la ndax bu ñu demee sax ba wér. yëf yi mën na leen topp bu ngeen ko seetloo. loolu dinañ ci waxtaan ci kanam peut-être professeur premier cas bi génnoon caaro yi mooy l'ingénieur là je ne sais pas. dañu xëy rek gis nit ñi sol ay scaphandre rek yu kenn xamul ay kii gyrophare dal di ñëw génn nit ñi dugal ainsi de suite mais déjà stigmatiser nga famille bi créer nga psychose dans le quartier ce qui veut dire que dañuy dem ba mu jëg naan kër gi waa kër corona la yu kenn xamul donc je crois que loolu aussi vraiment ñu ngi demander pour que ñi nga xam ne ñi parce que communication dafa am prévention primaire professeur yaa ma gën a xam ak prévention médicale communication bi c'est pas du fait que rek nga doon un médical que nga mën a def approche bi communication pour un changement de comportement am na ñoo xam ne ñi am nañu xam-xam bi nañ leen di jël bu ko defee cas bu amee ci koñ wala ci ruux mën nañu jël de manière très discrète dal di koy exfiltrer yóbbu ko dal ba telle sorte que du créer psychose ca koñ ba
ba pare du mandargaal ñi nga xam ne ñi ñoom ñooy ñi ñu confiné wala ñi ñu mettre en quarantaine. te ku daak approche boobu aussi am na solo trop ñu dal ci bàyyi xel. désormais parce que li indi ngiju loñ kaaw ngiju loñ kii la ñu wax ay ngiju loñ ak ay yeneen dëkk dañu ne si kii yi sax am na ñoo xam ne dañuy ñëw bëgg a dëkk kër ga ñu demoon fa la ñu dëkk ñu ñëw ñu leen di naan kër ga néeg ba loué nañ ko yi kenn xamul. ce qui veut dire ñu ngi stigmatiser déjà enseignants yi ak ñeneen ñoo xam ne ñii peut-être ñu tourner autour. te loolu aussi dafay porter préjudice. léegi loolu yëpp li ko indi rek mooy éducation bi ak information bi ñu war a def ci koñ yi pour que nit ñi intégrer ne coronavirus véritablement feebar la waaye nag am na matukaay boo xam ne bu ñu ko jëlee en synergie avec toute la population parce que solution bi population yi la. waaw loolu ci wàllum communication tamit bu gouvernement bi war a def la professeur Lo. yéen seen xam-xam dafa màcc ci wàllum wér-gu-yaram waaye communication bi tamit du ngeen ko bàyyi ginnaaw parce que yéen a xam tamit naka la ñu war a gis nañ benn vidéo sax lu ci mel ni professeur Seydi ni mu doon expliquer nit ñi jàngoro bi mu gën a mën a dugg ci ñoom ñi nga xamante ne dañ leen a mettre en quarantaine ber leen ñenn ñi di mer bëgg a ñibbi seen kër mu joxe misaal ne yow mën ngaa wér ci ñetti fan ñibbi keneen ki mën na wér ci ñeent fukki fan tamit muy loolu muy ci wàllu woowu loolu tamit est-ce que du waruñu cee def effort bu bëree bëri ci loolu. bu baax moo yore lépp. communication bi moom moo yore lépp parce que loolu rek moo ci mën a génne tey su communication bi jàllu rek duñ ci génne. xam nga ñi ngi wax ci stigmatisation bi xam nga bu ñu demee man day sama réew xàmmeetu ma parce que bu ñu demee ba war a. suul rob koo xam ne dafa bokk ci ñun li ñu xam lañ ñu yaree lañ ñu mooñee ba ñu yegg si fii ñu ne non duñ ko fi suul parce que dafa am corona. man jour boobu vraiment nelawuma parce que metti na ma trop. ba fitna jóg ci ba fitna di ci jóg. li ma mën a wax mooy mais xam nga bu fekkee ne nit dafa dee ci jàngoro buy wàllaate le fait que sapeur pompier ñëw hygiène ñëw. ak Croix-Rouge dañu ñëw pour protéger population bi ndaxte comme moom dafa feebar. am feebar boo xam ne dafay wàllaate loolu rek moo tax ñuy fexe comme ñoom jànguñu loolu te ñële jàng nañ loolu xam nañ naka la ñuy def ba nga xam ne danañ ko mën a denc te du wàll keneen mais loolu rek moo tax ñu koy def mais amul dara loo xam ne war na tax ñu mën a beddi ne kii duñ ko fi suul wala parce que dafa am coronavirus kon loolu il faut ñu wax ci population bi pour ñu comprendre loolu bu baax a baax li ngay wax aussi gis naa vidéo kii bi effectivement ni mu ko expliquer noonu la te moom mi ci nekk bu expliquer ñoom comprendre nañ bu baax la ñuy wax xam nga su fekkee ne dañuy stigmatiser commencer di stigmatiser nit ñi suñu biir mais loolu dafa dangereux ci réew loolu baaxul ci réew parce que ñun maladie bi dugg na fi c'est vrai mais loolu dafay wane na nag en plus que ne ñun am nañ rôle bu nga xam ne mooy gën a yokk sensibilisation parce que su ko population yi comprendre du ñu def stigmatisation boobu ñu def mais il faut que nag kon tey mooy li ma wax sànq ci implication communautaire bi ñu fexe ba nga xam ne ñi nga xam ne am nañ baat ci biir nit ñi parce que ñun réew mi moo bindoo noonu am na ñoo xam ne tey bu fekkee ne woon am na kilifa gu jóg rek wax ña ànd ak moom yëpp mais ña ànd ak moom yëpp dañuy daal di def la mu wax kon nag il faut ñu insister ci loolu gouvernement bi ci boppam il faut mu insister ci loolu fexe ba nga xam ne communication bi dana yàgg ci ñooñu te ña leen mën a convaincre ñu dem ba convaincre leen ba nga xam ne ñoom danañ participer pour que nit ñi mën a def li ñu wax. ñaarteel bi maa ngi suggéré kii li doyen bi wax dafa am solo c'est-à-dire que tey xam nga toll nañ foo xam ne comme li ma wax virus bi pour dire la vérité kenn maîtriser wu ko c'est vrai pour le moment ñu ngi sous contrôle mais on ne sait jamais moo tax man dinaa wax ne c'est important effectivement ci koñ yi même. comme que le fait que ñuy yónnee ay sapeur pompier ay Croix-Rouge yooyu ñuy ñëw ci koñ yi di jël néew yi. ñëpp génn di seetaan day am problème. war nañ mën a trouver approche boo xam ne dañuy former au niveau communautaire. ñoo xam ne spécifiquement dans chaque zone bu amee ku fa décédé ñooñu la ñuy woo ñoom ñu jël toutes les précautions parce que dañu bokk ci communauté bi bokk ak ñooñu fu ñu dëkk bu boobaa ñoom dinañ mën a jël toutes les précautions fexe ba nga xam ne néew bi dina génn foofu loolu. vraiment suggestion bu am solo la et je pense que ñi nga xam ne yoroon nañ communication bi dinañ ko mën a xool. mais du dafa am benn protocole sanitaire boo xam ne moom la ñu war a topp te ñu ne waa Croix-Rouge lu ci mel ni ñoom waa sapeur pompier kon bokk service d'hygiène ñoom ñooy defar néew bi sapeur pompier ñoom ñooy transporter Croix-Rouge ñoom ñooy yóbbu. est-ce que du caagin ni xañ na peut-être heure yi la ñu war a changer wala xoolaat daal nu ñu war a. non xam nga mën nañ changer heure yi mais xam nga ça dépend parce que bu néew demee si suba si nga bëgg ko bàyyi ci kër par exemple ba ngoon wala guddi lu nekk mën na ci xew ak surtout température bi nga xam ne mi ngi am mais même ñetti pàcc yooyu nga wax mais mën nañ def de telle façon que dañuy former ñetti pàcc yooyu. bu ci nekk ñu former ci benn personne boo xam ne ci quartier bi. wala ci zone bi ci quartier bi lay bokk ñu former ko. former kenn koo xam ne ci Croix-Rouge lañ koy former. keneen ku ñu former ko ba nga xam ne ñoom
bu malade am bu nit jógee àdduna rek dinañ ko mën a defar. mën a fexe ba génnee ko te du am benn problème ànd ak famille bi. protéger famille bi ba génnee ko te du am benn problème. maanaam dañoo war a adapté wu jamono ji ñu toll. c'est ça jamono ji dañu war a adapté wu ak li population bi bëgg ak li population bi xam. mais suñu adapté wu li population bi xam rek on passe à côté. te fi mu ne nii wax dëgg yàlla loolu rek moo ñu ci mën a génnee mooy fexe ba nga xam ne communauté bi dans son ensemble ñëpp comprendre maladie bi ñëpp d'accord ne maladie bi ñun ñëpp ko war a xeex pour mu génn fi et bu boobaa dootul am benn. ndax dafa am yeneen matukaay yu bees yu ñu war a jëlaat ci jamono ji ndax directrice générale de la santé ndorteelu mai mi ngi doon wax ci wàllum pic maanaam foo xam ne jàngoro bi fa lay nekk ci ñombortal bi tey jële gis nañ ñaar fukk ci ay cas communautaire maanaam day gën di law ndax à part li nga wax nii sànq tam dafa am yeneen matukaay yu bees yoo xam ne moom la ñu war a jël pour vivre avec le virus ni ko njiitu réew mi waxee maanaam dund ak moom. waaw xam nga loolu matukaay yi nga xam ne war nañ ko jël xam nga pic bi moom ñëpp wax nañ ko mais kenn mënu la wax exactement ndax yegg nañ fa wala yegg mais li ñu constaté mooy que ne gëj na yéeg mi ngi dem mais passé wuñ fii nga xam ne ñi ngi fa jóge donc ça veut dire que presque ñi ngi ci benn plateau. moo tax pic bi moom man vraiment du ma yoruma instrument yi nga xam ne permettre na ma mën a yegg nañ ci pic bi wala yegg pic bi mais li am ba am mooy suñu bëggee lii ñu jël ay matuwaay yi ñu war a jël mooy benn fexe ba nga xam ne nit ñi dañuy porter masque yi et di ko porter normalement kooku moom tant que insister wuñ ko ba nit ñi di ko def j'ai vu que commencé nañ ne dinañ ko durcir fexe ba nga xam ne nit ñi parce que sénégalais aussi am na ñoo xam ne boo leen waxee danañ comprendre am na ñoo xam ne comprendre duñ loolu li ñu comprendre mooy buñ ko solul nga jàpp leen bu boobaa aussi nañu fexe ba xam ne defee ko noo xam ne dana pédagogique parce que il faut pas aussi ñu def ko noo xam ne nit ñi dañuy révolté wu. liñ fi nemmeeku woon ci ndorteelu couvre-feu. voilà duñ ko defee noonu mais nañu fexe ba nga xam ne dinañ fexe ba nit ñi di ko porter mooy comme li ma wax bu dee marché bi yow mënoo fa dugg fekkee ne solo masque mais bu loolu ça règle le problème. grande surface yi ñoom réglé nañ seen problème. voilà dafa takkul masque doo fa dugg. donc bu fekkee ne marché yi def nañ noonu nga xam ne dañuy taxaw ci ñaari buntu la ñuy ubbi nga xam ne c'est contrôlable ku yorul masque doo dugg mais le problème est réglé donc c'est-à-dire il faut que ñu inventer il faut que ñu adapté wu par rapport ak suñu population. xool suñu population li mu gëm xool suñu population li mu bëgg ñu ànd seeg ñoom nag jiital leen. soo leen jiitalee rek dinañu réussir li ñu bëgg. waaw mi ngi noonu Abdoulaye Fane laaj bi ma la bëgg a laaj rek mooy tey ji ñaari fan ci weeru juin gouvernement bi nee na dañoo dàqaat reprise bi ba jëmmee jamono ndax am nga yaakaar ne école dina ubbiwaat ndax Sénégal zone bu nekk dafa am spécificité am lu ci mel ni sud bi nga xam ne dafay teel a taw ak lu ni mel. ak examen yooyu yëpp ndax jàpp nga ni ren jile at bi ba fi ñu toll war nañ koo mën a sauver ba léegi. xam nga damay fàttali rek en 2012 def nañ fi juróomi weeru grève. bu ngeen ko fàttalikoo mujj nañ ko régler parce que les autorités en charge de l'école def nañu seeni matukaay ba dal di def enseignement apprentissage yi ba dal di ci génn man miy wax ak yow en 68 laa def suma entrée en sixième mooy grève la fameuse grève de 68 bi muy am ñun dañoo grève bi dafa ñëw dal di ñu yóbbu ba juin ñu dal di continuer jàng ba octobre def suñu entrée en sixième au mois d'octobre 15 jours après ñu dal di ubbi ce qui veut dire que lii gane woon na fi am na fi mooy li ma wax sànq rek gis nga les autorités pédagogiques le ministère il faut que ñu am confiance ci ñoom déjà bi mbir mi amee dañoo demander organisation société civile yëpp muy ñun ay COSYDEP ak toutes les organisations ku nekk dal di wax sa xalaat ci mbir mi ñoom it ñu commettre seen inspection d'académie yi ak IEF yi ku nekk ci gox bi nga nekk y a 16 inspections d'académie ku nekk dal di wax situation de référence bi ne fii ku nekk def na examen fii la toll ñii def nañu premier semestre ñii def nañu kii 100% ainsi de suite analyse boobu yëpp bi ñu ko kiiwee ku xool document bi rek xam ne ba pare dal di teg ay scénario yi maanaam ay hypothèses ne par exemple jusqu'au mois de mai bu ñu commencé lii la ñuy def loolu moo indi le 2 juin bi. waaye Abdoulaye Fane dogguma la ndax bi yaa ngi wax wàllum grève waaye bi mbas la te dafa wute. maanaam li guléet la ñaari situation yu bokkul. xañ na donc xañ na approche itam war ta bokk. ak ni ñu koy xalaatee ak pexe yi ñu war a tëral. waaw mais dañu jàpp ne ñu ngi ci ñetti weer wéyagum. yu xale yi toog te jànguñu. waaw ñetti weer ce qui veut dire que jusqu'à présent au moment où fi ñuy waxee nii. mën nañu sauver am na yeneen matukaay yu ñu jël waaye comme ni ma koy wax rek tout dépend du virus. tout dépend du virus te virus bi amul kenn ku fi am xam-xam ba sàngam la fi jóg léegi nag ay matukaay rek ngay teg
xanaa nag doo nekk di jiiteem réew ne yàccaar ak di xaar naan virus bi dina jeex kenn xamul. am na même ñoo xam ne ñi ils sont tellement audacieux bay naan ay septembre la école war a ubbi mais affaire mën na professeur je ne suis pas un spécialiste en la matière mais mbir mi mën na dem fii ak 5 ans kenn xamul wala mu dem a dem ba si yàgg pandémie ñëpp xam nañ ko mu dem a dem ba si yàgg ba xaw a dal di raaf. mu ñëwaat donc yooyu yëpp c'est des paramètres yoo xam ne il faut ñu tenir ci compte def ay hypothèses léegi problème bi nag mooy peut-être am na risque année blanche parce que même sur le plan psychologique. lii am démb rek déjà créé na psychose boo xam ne bii déjà pour delluwaat. exactement il faut ñu seetaat ko. muy élèves yi ak jàngalekat yi ku ci nekk dina ragal jàngalekat yi rawatina waajuru ndongo yi. donc war nañ ko seetaat. je sais que ministre mu ngi def conférence de presse te c'est sûr que dinañu woowaat ñun ñu toogaat. seet médical moom comme ni ma koy faral di waxee rek lépp ci ñoom la tënku même bu ñu defee ay xayma dal di def ay propositions leer na ne dañ koy jébbal rek médecins yi. comme ni ko professeur Moussa Seydi waxee woon le 2 avril 1 mois après skiw pandémie bi le combat qui vaille le seul combat qui vaille c'est le combat de la prévention c'est pas le combat de la prise en charge parce que mbir mi am na nu muy demee bu ñuy bàyyi muy law ba ñuy ñëw di dugal di confiné que quarantaine di yóbbu ci ay xawma appareil kii respiratoire dina dem ba suñu capacité d'accueil de prise en charge mën na poser problème te loolu mën na fi am te bu boobaa nag je crois que loolu ñaanuñu ko yàlla moo tax gis nga mbir mi na ñëpp dal di bàyyi seen agenda yi cachés yi parce que la ñu waxante dëgg fii dans ce pays ñun xam nañu ce qui se passe y a certains qui ont des agendas politiques cachés y a ñu am yeneen agenda économique caché ak yeneen mais moi je crois que l'agenda le seul agenda qui vaille c'est l'agenda de la santé ñu fexe ba ñëpp dal di lëkkaloo autour lii ñu dal di jéem a seet nuñ koy saafaraal buñ ko saafaraan ku nekk nag nga libre na nga dem say agenda nga jéem a seet noo koy lijjanti. am na ñu jàpp sax tamit Abdoulaye Fane ni gouvernement bi ci boppam moom moo parewul woon. ngir ubbiwaat classe yi moo tax xañ na jàngalekat yi ñu ne dañ leen testé positif loolu xeetu prétexte de dong la maanaam buntu wala porox ndoll boo xam ne gouvernement bi da cee dugg. mais dara parewul woon yéen ñi nekk au cœur di waxtaan ak ñoom ndax gis ngeen ni pare nañu bëri na école yu ñu gis tam ñu ne seen i matériel dara mateetu. pare bi des na muy ay masque ak ay gel ak ay thermoflash. pare bi des na dans la mesure où dafa am benn comité national bu ñu créé woon. te comité national bi fukki département ministériel la banxaasoo ñoo ci dugg muy ministère de la santé c'est normal éducation moom moo nekk au cœur hygiène publique finance intérieur ak yeneen comité national boobu ku nekk ci domaine am moom moo war na prendre en charge benn question boo xam ne bi dina permettre ubbite école am est-ce que solidarité gouvernementale am na parce que aussi faut pas se voiler la face gis nga souvent j'ai comme l'impression que ce ministre de l'éducation nationale là dafa mel ni moom mooy porter le fardeau de tout ñëpp moom la ñuy viser mais en amont ministère bu nekk est-ce que la mu waroon def na ko yenn saa yi mu sooxe ci wàllu hygiène ñun xam nañu ne am na école yoo xam ne yi jusqu'au moment où je vous parle problème mu assaini hygiène des na wàllu bokk kuréelu bokk moom li ñuy wax collectivités territoriales yi mais la santé c'est une compétence transférée l'éducation c'est une compétence transférée la loi 96/06 est-ce que ñoom bon gis nañu gel yeeg yi ñuy def ñu ngi leen ci gërëm di leen sant waaye dafa di ñoom it ku nekk gox ba nga nekk même wàllu stigmatisation boobu dañuy wax naan ainsi de suite mais collectivités territoriales yi maires yi délégués de quartier ñoo waroon a régler stigmatisation yi nekk ci koñ yi donc je me pose des questions est-ce que solidarité gouvernementale bi am na parce que man j'aurais bien vu bi situation bi demee ba fii ñu dal di mettre en place un comité national boo xam ne bi dafa composé département ministériel yëpp ñu war leen ñëpp teg seen bët ñoom ñëpp ñu dal di daje autour de ce ministre de l'éducation nationale ak ministre de l'enseignement de la formation professionnelle ak enseignement supérieur ñoom ñëpp ñu dal di toog dal di waxtaan pour jéem mais généralement réunion bu amee dañuy envoyé kenn mu dal dem teew fa xam nga ku ñu ndaw lu ñuy yónni am na fenn foo xam ne doo mën a jël ay mesures de telle sorte que vraiment nu ngi appeler comme situation bi toll na fii bu fekkee ne am na ay réunion avec comité national bi tous les ministres en charge de seen question nañu war a mën a toog bu ko defee ñoom bu ñu toogee ñu mën a jël ay mesures nit ñi dal di ci teg bët ba pare ñu woo société civile bi parce que organisation société civile bi defe naa ne aussi am nañ ci wàll parce que bu desee lu sol seen dal dugg ci koñ yi ak ci gox-goxaan yi ñun ñii dañu am ay bànqaas ci département yi yëpp bu ko defee ñu mën a wax suñu xalaat
war nañu ko bañ a xeeb te aussi derrière chaque personne de la société du si ñàkk ñoo xam ne ñii am na lu ñu xam de peut-être nag dañu sol mbubbu société civile rek waaye am na lu ñu xam soit ay anciens fonctionnaires lañu wala am na ci ay kuréel yu ñu doon liggéey donc loolu je crois que c'est important donc pour terminer rek il faut que véritablement mu am une synergie képp koo xam ne kii am na xam-xam jar na sax ñu seet ñi nga xam ne ñii peut-être amoon nañu ay compétences ci domaine te je cite le professeur Omar Faye qui a été le premier directeur de la prévention individuelle et collective mais c'est ñooñu lañ leen woo dugal leen ci mbir yi am nañu ay stratégies yoo xam ne bu ñu ko defee pour revenir rek li nga wax approche par l'entrée par les religieux moi je crois que départ bi ki jëkk a def signal bi moom mooy sëñ Mountakha. ak ndimbal bi mu fi jëbbaloon état bu Sénégal dañu départ mu dal di génne 200 millions teg ko te ñun dégg nañu ne aussi ci gox-goxaan yi sañcaan yi nekk Touba yëpp dafa daa def ay action mais kooku déjà ubbi na bunt yi man bu ma doon président Macky Sall lu may def damay sol sama dàll dem seeti sëriñ sëpp comme bu campagne électorale amee ni muy solee dàllam di dem di finaan ci kër sëriñ si bu ko defoon dal di ñëw wax ak ñoom mais bu sëñ Mountakha jógoon ak yeneen sëriñ sëpp dal di jóg dal di ne képp koo xam ne kii yaa ngi bitim réew bu fa jógee képp koo xam ne aussi yaa ngi fii bul dem je crois que déjà dina créer benn kii boo xam ne bii peut-être déplacement yi du am ba ay cas yooyu ñuy wax cas importé xaw ma di dugg ci réew bi ci frontière rek fu kenn xamul donc je crois que et c'est pas tard il faudrait que véritablement nos religieux ñu boole leen ci parce que man mës naa dégg benn waa ji ko mais ñoom boole nañ ci seen bopp ba pare Abdoulaye Fane ndax booy wax sànq ni Serigne Mountakha joxe na ndimbal am na ci ñeneen ñoo xam ne soxna naata boole xaaruñu sax boole mooy nga dal di sol sa daal dem seeti nit ki wax ak moom xam nga ñun am nañ loo xam ne c'est une valeur dans ce pays man dafa am ku ma mës a wax ne bitim réew la nekk nee na ma Sénégal avantage bi ñu am mooy ñaare problème mën na am lu mu jéggi dayoo am na nu muy demee bu ñu dajalee ci benn néeg ay sëriñ ak yenn leader d'opinion yi bu ñu toogee rek mën nañ ko régler dal di génn ay cas de figure bari na fi yu mel noonu donc man je demeure convaincu que bu ñu fekkee ne bunt bi jaar nañu ci ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa diine yi wax ak ñoom peut-être ñu ngi wax de waaye nag am na foon bu fa tolloo solo sa daal nga dem wax ak ñoom mais di yónnee ndaw wala peut-être ay communiqué nii comme ça te message bi wax nga ko professeur xam nga message wéyale ko baax na waaye message bi aussi am na ñoo xam ne bu ñu jógee dal dina def leen lii dañ ko def. am na ñoo xam ne tam Abdoulaye Fane waa joxe nañ seen xalaat ci report bi maanaam li ñu ajee ubbiwaat école li laataa ñuy dellu si waat ci professeur Lo dañ ci ànd ak Fatou Bintou Konté ndax ñu bëri dañoo jàpp sax ni état bu Sénégal daal dafa yàkkamti ci lii mu jël ni dogal mënoon naa xalaat bu baax a baax laata mu koy def Fatou Bintou Konté kon lañ ci àndal ak Amadou Ba. nguur gi dafa fas yéene woon tijji li nga xam ne moom moo di école yi tey ci 2 juin bile naam ba ñu toogee lu mat ñetti weer jàngiwuñu te la ko soobee moom moo di feebar bii di Covid 19. mais nag ña mu concerné woon moom moo di élèves yi nga xam ne ñoo nekkoon ci classe d'examen reprise boobee mu jot a nga xam ne moom moo di Bouba Diop di professeur à la retraite dafa jàpp ni nguur gi dafa yàkkamti woon lool wante conditions yi desoon na. dañu xawoon yàkkamti ndaxte ñoom xam nga président Senghor moo doon wax. bëgg dem taxul dem mën a dem mooy tax dem moom daawoon na koy wax gouvernement bi dellu na gannaaw mais mënul woon bañ a dellu gannaaw ndaxte waxuma la feebar yi ni muy lawee ak itam li nga xam ni moom la waxoon jàpp ko ak ñi muy waxtaanal loolu yëpp sottiwul. moo ne di ki nga xam ne moom mooy Sidé Gorbal Sy bokk ci coalition nationale éducation pour tous moom mi ngi rafetlu dellu gannaaw bi nga xam ne nguur gi dellu na ko gannaaw ci li nga xam ne moom mooy delluwaat ci école yi lii. ñu ngi rafetlu ni nguur gi jëlee décision boobu di reporter ouverture école bi parce que bu ñu ubbi woon école yi ci conditions yi loolu du baax ci jàngalkat yi du baax aussi ci élèves yi du baax aussi même ci parents d'élèves yi loolu moo tax rafetlu nañu loolu parce que dem nañu ba gis am na ay élèves ay enseignants yoo xam ne dañu am virus bi moo tax ñu reporter école bi vraiment c'est une décision sage. année scolaire bi nga xam ne dafa perturbé jamono ji la ko waral moom moo di corona bi nga xam ne moom moo nekk ci suñu biir dëkk sauvé ko ndax dina nekk lu mën a am ki nga xam ne moom moo di Bouba Diop ak Sidé Gorbel Sy jàpp nañu ne lu war a mën a nekk la mais nag faaw ñu teg ay conditions. 1968 booba Senghor fi nekk dañu jàng toog nañu juróomi weer jànguñu def naa brevet mujj naa am brevet. mujj naa am baccalauréat ba ñëw jàngale université bon xale yi bu ñu leen nëxal seen xel nañ leen jox yaakaar waaw fu ñu jaar ubbiwaat nu muy demee nag ak na loolu la ñu war a waxtaan
te xel yi dal. dañ ko mën a sauver parce que ça loolu muy dépendre lu mu gën a dépendre ci évolution situation pandémie bi bu ñu demee ba xam ne vraiment situation bi mu ngi dellu ginnaaw mun nañu dem seet ba ubbi école bi pour ñu mun a sauver année bi parce que bu ñu sauver wul année bi loolu du baax ci système éducatif Sénégal. jamono ji nga xam ne ci jamonoy coronavirus la ñu nekk nguurub Sénégal dafa décidé woon ubbi li nga xam ne moom moo di école yi lee décision bi nag dañ koo gaaw a reporté balaa nag élèves yi di delluwaat ci li nga xam ne moom moo di ci classe yi lee bu ñu xoolee sax jamono yi yëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo di waajuru ndongo yi enseignants yi ak état bi bokkuñu woon benn kàddu ci li nga xam ne moom moo jëmale ci wàllum reprise bii lee ñu dellu si waat li waral ñu dàq ubbite boobule muy ñu ne yenn ci ay jàngalekat yu amee jàngoro bi fële ca Ziguinchor Saourou Sène mi jiite CUSEMS di cadre unitaire syndicat enseignement moyen secondaire jiite it G7 mbootaayu syndicat yi ëpp doole ci wàllum jàng nag ne dafa bëgg jàngalekat yooyu lee ñu gën leen a dooleel ci wàllum kaaraange te li ñuy wax muy boddi konte boobu ba léegi loolu mu bañ a law ci ñoom dañ koy déglu moom Saourou Sène ci micro Chérif Dia. seen yeneen localité yi jàngalekat yi biñ fa yegsee mais dafa am ñoo xam ne dañ leen di daw stigmatiser leen kon nag mbir mi bu xewee loolu mën na yokk foofu comme état nag moo leen convoyé yóbbu leen foofu na état fàttali ko ni ñooñu on exige le maximum de sécurité et de sérénité au niveau de ces enseignants donc na état jël toutes les responsabilités pour que jàngalekat yi ñu bañ leen bojji ci benn boor foofu ñu nekk wala ñu indiwaat leen pourquoi pas parce que nag comme ñun ñoo leen yóbbu pour une reprise mais reprise bi amul na ñu xool toute façon encore une fois de plus ñëpp dinañ mën a toog waxtaan xool quelle est la meilleure formule pour que formule boobu ñu jël ko. ñu ñëw ci professeur Lo wax tamit ci wàllum wér-gu-yaram bi ba léegi ñu ngi koy wax ci wàllum politique des fois gouvernement bi xaj na dafay am noo xam ne noonu la bëgg di doxalee ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk paj mi ñoom ñooy technicien ñoom la seen xam-xam màcc ci mbas mi ñoom tamit am na nu ñu bëgg a doxalee waaye yenn saa yi dafa mel ni dañuy xaw a waroo tuuti fan la ñu war a gën a mën a toog waxtaan ngir xaj na ñu mën cee jëriñoo daal ndax bu ñu leen dégluwulee boo moyul tamit ñombe dina am. waaw loolu da nga may d'abord ma wax ne man honnêtement. démb ci guddi bi ma déggee cette décision dama ne décision bu sage la bu responsable. parce que xam nga réew aussi dafay am ay affaires yoo xam ne ñun duñ ko maîtriser mais ki nga xam ne moom la ñu jox réew mi peut-être maîtriser na ko. li am solo mooy man li ma seetlu balaa ñuy ñëw ci fii comme je dis dama gisoon ne ki sama ji li ma gis que ñëpp d'accordoon nañu ànd pour ubbi. seulement ñenn ñi dafa am ay conditions yu ñu posé ci loolu dem nañ ba nga xamee ne ba mu des presque quelques heures ki nga xam ne moom la ñu dénk réew mi apparemment gis na ne lii kat su ko defee dafay engager responsabilité et mu jël ay responsable loolu dafay wane ne quand même mu ngi suivre évolution des choses pour di mën a trancher di mën a jël décision yi nga xam ne moo baax léegi nag bu fekkee dañu ñëw léegi ci man li may appeler rek mooy bari na luñ ci engagé. commencé woon na am une mobilisation populaire il faut le dire parce que quartier yeeg yëpp maire yi joxe nañ nit ñi ngi doon jàppale organisation quartier yi maa ngi gis ñuy installé ay affaires pour jàppale pour que lépp jaar d'ailleurs mobilisation bi maa ngi wax ne nañu fexe ba traduire ko sur le plan sanitaire parce que niñ ko defee ci ouverture bi ni man lu may saluer la lu ma kontaan la li may wax rek mooy nañu fexe ba dajalewaat ñëpp autour d'une table nañu discuter xam fa ñu jëm nañu jël paramètres yi nga xam ne waa Kër Docteur joxe nañ ko. paramètres yooyu c'est important parce que waa Kër Docteur dinañ joxe ñoom am na ay gis-gis bu ñu am pour que ñu boole parce que affaire bi aussi c'est vrai c'est pas seulement sanitaire mais sanitaire bi am na ci rôle bu mag a mag nañu fexe ba nga xam ne daal ñëpp nañu toog ñu discuter waat encore seen biir bu fekkee ne parce que man jàngalekat laa te li ma gëm dama def année blanche def année invalide donc xam naa li nekk ci loolu. te war nañ def ba nga xam ne année bi dañ ko war a sauver mais du ñàkk am na ay schéma yu bari yoo xam ne ñoom suñ ko waxtaanee mën nañ def ay propositions yoo xam ne danañ sauver année bi te dana fekk parce que lii ñuy def yëpp ak mesure d'assouplissement beeg yëpp enjeu bi mooy ñu fexe ba nga xam ne kenn du wàllu kenn mais bu boobaa ñu mën a dund ak maladie bi bu kenn wàllu kenn ça veut dire que boo jëlee sur 80% xëy na 10% yi wala 5% yi ñooy daanu feebar bu boobaa c'est gérable mais bu fekkee ne du ñu assurer prévention boobu ñu war a def rek problème day am donc il faut que ñu encore sensibiliser encore mobiliser nit ñi autour de cette maladie là pour pouvoir régler li nga xam ne mooy côté social mën a régler tout ce qui est côté scolaire loolu mooy mën a tax ñu dem ci kanam mais suñu deful loolu rek toujours dana am benn côté boo xam ne dana sooke
tey enseignants yi vraiment ñu ngi leen di masawu parce que c'est vrai déployé nañ leen ñu dem parce que loolu laay wax moo tax ma ne c'est des boo leen xoolee xam ne ñu patriotique la pour leur pays mais encore une fois nañu nangu wàccaat rek discuter encore une fois pour trouver des solutions pour bénéfice su parents d'élèves yi pour bénéfice su élèves yi mais également pour bénéfice su réew mi yëpp. loolu daal vraiment laa leen di ñaan ñu toog discuter waat encore pour taxawal ay modalités yoo xam ne dana permettre ñu xool kañ lañ ko mën a def kañ moo propice en rapport avec waa Kër Docteur pour que ñu mën a ñun ñëpp ensemble travailler pour que vraiment école bi reprendre xale yi mën a dem jàngi normalement sans pour autant ñu nekk en danger. loolu daal vraiment laa ci bëggoon a wax. ci côté boobu. professeur Lo ndax jàngoroy coronavirus du dem ba mel ni yeneen feebar yoo xamante ni dafay wàllante ñu ngi wax ay wàllum grippe ak soj ndax du ñu dem sax ba ni président doon wax ñu dund ak moom du ñu dem ba dund situation boobule te loolu rek daf ñuy indiwaat ci li ngay wax boobu ba léegi muy mesure yi ñu war a jël ngir mën di ko moytu bu baax a baax. waaw loolu laa wax dama ne ñun on est obligé de vivre avec le virus. parce que virus bi demagul. xamuñu kañ lay dem et puis mun day def comme grippe comme li nga wax dañuy dem ba benn moment boo xam ne parce que maladie yooyu yëpp tuberculose ak yooyu yëpp ñi ngi fi woon. nii la commencé woon di rey ay junni nit ñi di fagaru nit ñi di gëm ne maladie bi am na nga xam ne lu leen waa Kër Docteur wax dinañ ko def danañ fexe ba du ñu wàll seen morom mais bu ñu demee ba comprendre loolu la maladie day dem sans problème parce que bu boobaa dinañ mën a dund ak moom danañ mën def li ñuy def mais nit ñëpp mën a dem def mais xam nga ñun mënuñu nekk benn loo xam ne ñun rek la tey xoolal monde bi foo tourner ñi déconfiné ñëpp da ngay gis ñëpp ay sol masque mais loolu dañ ko war a jàng il faut ñu jàng ko parce que contexte bi moo ñu ko dicté contexte bi moo nañu ku porté wul masque non seulement da ngay mettre en danger sa dund yow mais da nga am ñeneen ñoo xam ne yaa ngi leen di mettre en danger moo tax pour man état bi war na jël ay responsabilités ci loolu. ci wàllum jumtukaay tamit parce que dafa mel ni amuñu jumtukaay boobule pour contrôler parce que yaa ngi koy wax sànq xañ na dëkk tubaab yi ñoom soxlawuñu tout le temps benn policier nekk seen ginnaaw wala gendarme naan la takkal masque. mais ñun sénégalais wax nga am na 50% boo xam ne ñoom loolu la ñu xam. te waaye état bi amul kii boobu. waaw moo tax ma ne état bi il faut que état bi def ay efforts sur ce côté et je pense que ils sont en train de voir naka la ñuy defee effort ci loolu. c'est vrai tolluwuñ fa nga xamee ne ñoom. ñële ñooñu gën a moo tax njàngale bi am solo d'ailleurs parce que lii yëpp li ko indi mooy jàngale moo tax jàngale xam-xam ak santé ñaari kii la yoo xam ne réew mu ne lépp loo am da nga ko ci war a def te je pense que tey maladie bi d'ailleurs dafa permettre ñi nga xam ne ñi ngi ñuy jiite ñëpp gis nañ importance bi jàng am ak importance bi nga xamee ne tey santé am na ko ci réew te fi ñu jëm ci kanam lépp il faut que ku ci maîtriser wul ñaar yooyu sa réew mënul nekk émergent et je pense que tey réew mi aussi li nga xam ne ñu ngi ko ciy def yëpp moo tax tey ñu toll fii moo tax tey ñu mën a dem ba maîtriser pandémie bi parce que loo mënti wax tamit maîtriser nañ ko donc suñu yokkee rek yaakaar naa ne li nga bëgg nañ ko am ci Sénégal et Sénégal dina mën a jëm ci kanam. ñëpp dund ci wér-gu-yaram dund ci jàmm ba nga xam ne émergence bi nga xam ne bëgg nañ ko ci réew mi yàlla jàpp nañu ñu jëmale ko kanam. jërëjëf professeur Lo Abdoulaye Fane ci wàllum communication beeg sensibilisation bi ñuy waxtaanee boobu ba léegi. yéen tamit am na seen wàll ak waxtaan wi ndax professeur Lo wax na ko nee na ñëpp dañoo war a booloo. waxtaan ci noonee rek xaj na la ñu mën a gisee ay pexe yoo xam ne dina mën a jëmal kanam xeex bi yéen ñi tamit am ngeen ci wàll muy. mbootaay bi ëmb waajuru ndongo yi naka ngeen ko nar a doxalee jamono ji te ban pexe ngeen yaakaar ni moom moo gën a mën a tax ñu mucc ci lii rawatina xale yi. pexe bi mooy première chose dañu bokk ci benn kuréel bu mag bu ñuy wax COSYDEP. parce que COSYDEP mooy coalition des organisations de la société civile. l'éducation pour tous l'éducation publique. donc ci lañ bokk te bari na ci aussi organisation yoo xam ne dañ ci bokk ñu ngi liggéey ak ñoom. ak yeneen organisation comme coalition EPT yoo xam ne dañ ci bokk. teewul nag ñu nit aussi dañu am suñuy programme yoo xam ne yi dañu ko am parce que suñu kuréel am na ay commission hygiène et santé d'ailleurs commission boobu chaque matin si suñu groupe yi nga xam dañ koy partager déclaration bi ministère de la santé am dañ koy jóg ñu partager ko ñoom ñëpp commenter ko ku nekk aussi dal di wax sa zone la fa am ak la fa amul ñu jéem a seet nan lañ koy kiiwee informer donc information mu ngi passé ci parents d'élèves yi aussi par le biais du ministère parce que lu ñuy def it aussi dañuy lëkkaloog ministère parce que am na direction du contrôle médical scolaire bu fa nekk docteur Dia d'ailleurs moom kooku moom mooy secrétaire exécutif bu comité de veille bi donc ñu ngi kii ak li ñu am ci sunu matukaay parce que ñun ay association d'éducation populaire lañu ay bénévole lañu amuñu ay moyens mais nag quand même am nañu ressources humaines yi ñu permettre
ci presque département yu bari ñu am fa soit coordination départementale wala ay points focaux yoo xam ne information bu am dañu koy relayer. même dama lay wax ne même jusqu'à hier matériel yi ñu disposé yëpp ci gox-goxaan yi dañu koy informer dal di ñuy photo kii bi ñu dal di def ratio bi entre le nombre de masques ak le nombre d'élèves. ci la ñu gisee ne yenn saa da nga dem ci benn zone boo xam ne bii day am nombre de masques boo xam ne bii bu ñu ko séddalee élèves yi du mat ñett. donc je crois que yooyu aussi ay éléments d'information dañ koy porter à la public ci population bi. ak kilifa yi aussi moo tax véritablement ñu ñuy prendre en compte parce que ñun sunu kii moom mooy ñun on est en équidistance entre ay gouvernement ak i syndicats ce qui nous intéresse moom mooy xale yi. fépp nag foo xam ne fii gis nañ fa mu sooxee dañ koy wax ci côté syndicat yi ak ci côté gouvernement bi donc ñun loolu d'autant plus que sax comme j'ai l'habitude de le dire. tey mënoon nañu ne ñun nous sommes la première organisation nationale dans la mesure où yéen ñëpp muy professeur ak yéen ñëpp ay parents d'élèves ngeen donc je crois que bu ñëpp jàppee ne rek ñoom ay parents d'élèves nañu de fait ñoom membre lañ ci association bi ba tax na képp koo xam ne ki am na information boo xam ne bi war na peut-être jariñ ñun kuréel lañu rek mën nañ ko jot ñu veille ce matin rek yàlla xam na ne on m'a appelé de Saint-Louis une présidente d'APE bu dëkk Saint-Louis madame Ka xaw ma ko sax parce que réflexe boobu aussi il faut que nit ñi di koy am di remonter information yi comme au niveau de la santé am na yenn information yoo xam ne bu ñu fa jaaree ñu mën ko remonter parce que le plus petit détail am na nu important am na nu muy dem boo ko waxee peut-être dina mën a saafaraal et puis dafay rassurer ki nga xam ne kii mu ngi dëkk ci gox-goxaan yi bu la woowee bu ko soofantal prendre en considération li nga xam ne moom lay wax parce que mbir mi moom lay wax combat bi c'est le combat de toute la République ñun ñëpp dañuy war a doon ay soldats ñu bàyyi wax dëgg yàlla ay couleurs yeeg ay agenda caché yi comme ni ma koy waxee woon. ñu nekk derrière le président de la République quoi qu'on en dise ñoom ñoo voté une loi d'habilitation may ko moyens yi nga xam ne di ko war a mën a permettre mu dal di liggéey. dafa di nag aussi bu fekkee ne dafa am dañ ko jox moyens yi nga xam ne war na mën a liggéey yenn saa yi bu demee ba kii war na woote dal di laajte te defe naa ne ci dynamique boobu la nekk. parce que décision bi mu jël démb. je suis sûr que. bala mu koy def peut-être xam naa demandé na ay information ba mën a dajale lépp soo ko jël ay décision te comme ni ko professeur waxee am na yenn paramètres yoo xam ne yii moom mi nekk ci kaw moom moo ko maîtriser te ñun xamuñu ko moo tax véritablement war nañuy toujours di xaw a seet ni ñuy waxee par rapport ak yenn déclaration yi parce que am na poste de responsabilité yoo xam ne boo ko yoree defe naa ne am na yenn mesures yoo xam ne yi quelquefois sax nit ñi dañu yaakaar ne c'est des mesures antipopulaires alors que foofu moom mooy buntu bi loolu daal laa ci doon wax vraiment. Abdoulaye Fane ñu demaat fële Ndar laataa ñu dellu siwaat ci plateau bi fekk ji fa Ousseynou Diop moom nag tàllal na micro ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllum njàng bi ginnaaw bu gouvernement bu Sénégal jëlee dogal boobule muy dàqaat ubbi tepp école bi ba jëmmi jamono Ousseynou Diop la ñuy fekk ji ca Ndar ak Habib Seck. ñu fekk leen ci biir lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall bu Ndar ñoom élèves yi nga xamante ni tey jii dañoo waroon jàngi dañuy jaaxle waaye tamit xaddi ci seen i ëllëg. C'est une déception parce que nous étant des jeunes nous devons travailler. waaw am nañ déception parce que nekk lu ñu gënal. ñoom nag ci seen i kàddu nguur gi dafa war a jël ay mesures yoo xamante ni dafa war cëng ngir ñoom ñu mën a delluwaat ci l'école bi jàngi nañu formé nag ubbite gi tey jii ñaari fan weeru juin doon loo xamante ni lu leen naqare la. parce que ñun étant des jeunes war nañu mën a jàng quoi ndax ay jeunes lañu te avenir bi suñ gars yi si ñun la ñu yaakaar quoi. ñun bu doon suñu sago ñu toog continuer def suñu cours normalement ins bi waroon na fekk ñu tëj parce que ñun ba léegi xamuñu état bi disposition yi mu jël. ñeneen ñu mbir mi naqar yi mooy syndicaliste yi nga xamante ni ñu ngi ci diwaanu Ndar Géej nee nañu ñii di état bi tâtonnement la ñu am ci mbir mi du na leen sax baaraam jàpp ni lépp li nga xamante ni ñu ngi ciy def amul lenn loo xamante ni wóor na. mbir la mu metti la mu ñàng bu sóobu jotee dañuy sóobu ñun ñëpp xamoon dañ doon xaru ji xaru woon nañu léegi nag xamoon na ni lii dina am est-ce que lii rek tax ñu delloo date bi est-ce que amul leneen ci suuf. ci seen i gis-gis mbir yi dañ ko waroon a def nawetaan maanaam ñi jàngalekat yi nekk ca Dakaaru toog ca Dakar ñi nekk ci Ndar itam toog fii ngir ñu gën a mën a xeex lii di feebaru coronavirus bi. tous les enseignants man nee na sax li ñu war def mooy dañu war nawetaan mbir mi jàngalekat yi nekk ci Dakaaru dañ fa war a toog jàngal élèves ya fa ne ñi nekk ci Ndar itam noonee la ñu war a def kon jarul ñi nga xamante ni dañu nekk ci yeneen gox yi di ñëw ci yeneen région yi ndaxte loolee mën na indi feebar bi ñu wàll ko ñeneen kon daal li ma gis mooy ku nekk fa nga nekk foofee nga war a toog jàngale fa
syndicaliste jàngalekat wala boog ay élèves yi nga xamante ni tey jii dañoo waroon a tàmbali lii di njàng mi am nañ loolu leen metti ñoom sax ñu ngi ñaan nguur gi mu jël yeneen i matukaay ngir bu ñuy ubbiwaat l'école yi du am benn jafe-jafe. mi ngi noonu sant ko gërëm ko waxtaanee nañ ko sànq Abdoulaye Fane benn commentaire xañ na laataa ñu dem ci beneen laaj bi commentaire bi kay mooy dafa xam li mu wax moom dafa xaw a doy waar. ku nekk fa nga nekk na nga fa nekk jàngale. mais am na ay gox-goxaan yoo xam ne amul jàngalekat. mënul ne ñëpp xam nañ ko déséquilibre bi d'ailleurs la preuve ku gis keroog li am Liberté 5 xool li fa nekk ci doomu Adama am na ay dëkk yoo xam ne yi jàngalekat yi dañ fa nekk dañuy dem di regagner seen i poste donc bu ñu nee jàngalekat bu nekk fa nga nekk na nga fa nekk jàngale du sotti parce que bari na suñu village yi ñoo xam ne ñi ña fay jàngale dëkkuñu fa. donc je crois que li am solo rek mooy ñu réorganiser waat rek defar waat muy syndicalistes yi muy enseignants yi ñu dal di positiver ku nekk sa gox nga dal sa ruq nga dal di defar waat def ay propositions concrètes constructives encore pour que ñu jéem a seet ku nekk nan la ñu mën a jéem a nga ko mën ko indi ci table bi ñu mën a jéem a seet nañu koy réglé. porte-parole ministre éducation nationale ne woon na sax jàngalekat yi daanaka téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi ñoom regagné nañu ba noppi seen i poste waaye man li ma bëgg a laaj Abdoulaye Fane mooy ndax situation bi ñuy dund nekkul xañ na buntu ngir à l'avenir ci kanam ñu gën a mën a xool ni ñuy gérer école bi. parce que ñu ngi wax ci wàllum sanitaire am na école yu bëri yoo xamante ni amuñu sax waxuma la gaanu waaye fu ñuy raxasee loxo sax amuñu ko te situation bi day ñëw dolleeku ci jafe-jafe bu fi amoon ba pare kon dafay naqaree lijjanti. xam nga éducation bi de manière générale lépp ay problème la preuve boo ko seetloo ñun sunu école yi daanaka li koy fonctionner lu ci bari sunu gafaga lay jóge parents yi boo demee ci école publique yi conseil de gestion yi seen ressources yi ñuy am parents d'élèves yi ñoom ñooy fay entre 3 000 et 10 000 francs moom mooy rek kees état bi nag dañ ci dina complété. mais ndimbal bi état bi di indi sax yenn saa yi dañuy dem ba ci digg année scolaire bi lay ñëw. wala ci njeexital bi. kuréelu bokk moom li aussi bala ñoo indi seen i cahier yeeg seen yooyu baax na trop. waaye day xaw a yéex. cahier ñuy ba tax na cotisation yi nekk au niveau des comités de gestion yi élémentaires yi ak frais d'inscription yi daanaka moom mooy démarrer loo école bi wàllu woowu problème la ce qui veut dire que. mbir mi dafa feeñal insuffisance yëpp ci réew mi sax boo ko seetee ci wàllu santé. ci wàllu éducation gis nañu école yoo xam ne ñu ngi ci région de Dakar yoo xam ne amuñu ndox. yenn école yoo xam ne yi sax dañuy dem ba di leen couper ndox. et je l'ai dit hier dans un plateau de télévision man mënuma comprendre situation ni mu tolloo une société bi yore ndox mi di couper ndox premier réflexe moom moo doon ñu dal di koy tijji après bu ñu paree ñu jéem a seet. parce que ndox mi defe naa ne moom du ma kii mais professeur defe naa ne moom mooy fondement boo xam ne bii ni mu néew nit ñi war a mën a raxasu donc insuffisance yi de manière générale dafa feeñ ci yëpp donc peut-être occasion la bu yàlla dogalee ñu dem ba lii jóge fi ñu seetaat je donne l'exemple du ministre de la France ñoom ils sont en train de revoir même revalorisation salariale agent de santé je crois que loolu aussi daf ci baax ñu jéem a seet ku nekk sa ngay la ngay liggéey par rapport à sa spécificité ñu revaloriser sa fonction jox ko doole joo xam ne gi jox ko ay matukaay moyens financiers yu ko mën a permettre mu dal di fonctionner. santé je donne l'exemple de santé pratiquement tous les médecins de qualité yi nga xam ne yi ñu ngi nekk au Maghreb loolu am na lu ma ci xam ay Maroc ak yooyu fi leen jànge te ñooñu dañuy jànge fii ba pare dal di dem ci seen réew yi léegi am ku feebar fii ñu yóbbu ko foofu mu ko fay faju ce qui veut dire que plateau médical bi nekk fii dafa xaw a sooxe. loolu laa donc je crois que yooyu yëpp ay éléments yoo xam ne il faut ñu dal ci tenir compte. pour vraiment occasion la pour ñu defaraat école bi. defaraat wàllu santé bi ak yeneen yoo xam ne dinañ mën a permettre vraiment au moins 3 piliers fondamentaux yi nga xam ne am réew ci la war a sukkandiku pour mën a dem muy éducation. muy santé muy sécurité. ñu mën ko véritablement prioriser pour que vraiment nit ñi mën a nekk à l'aise nekk ci wér-gu-yaram am njàng mu baax. ba pare ñu nekk en sécurité bu ñuy circuler. je crois que loolu bu ñu ko defee vraiment dinañu mën permettre au moins fondamentaux yooyu
ñu mën ko mën a au moins gérer. pour mën a avancer daal. professeur Cheikh Mouhamed Mbacké Lo daanaka laajte bu ni mel la ci wàllum jumtukaay yi tamit plateau médical bi boobu ba léegi dégg nañ médecin yu ci bëri ñoom sax xaaruñu mbas mi ñëw ngir ñuy naqarlu lu ni mel muy ñu relever plateau médical yi ci hôpitaux yi jamono ji tamit jot na état bu Sénégal xañ na waxuma bu ñu demee ba génn ci mbas bi waaye yëf yi bu demee ba wàññi tànkam tuuti ñu mën a xalaat tamit ci naka lañ koy lijjantee ba lu ni mel bu ñëwatee du ñu bett wala xañ na bu ñuy betti du ñu mën nim ñuy mënee nii. waaw loolu moom ala kulli alifa lañ jëm malgré effort yi ñu xam ne xam nga man dama nekk def naa système bi quand même 23 ans nekk ci hôpitaux yi di liggéey mais bu ma defee calculer fa ñu jógee ak fa ñu yegsi da nga xam ne am na jéego yu rëy yu ñu def mais des na lu bari bari jéego yi moom rëy na parce que amoon na ay temps yoo xam ne fii boo doon wax benn scanner a fi amoon na fan la ne woon tey boo demee presque région yëpp am nañ scanner kooku dafay wane ne am na jéego yu bari yu ñu def centre de santé yi aussi pour nga xam ne moom la ñu def ci région yi am na yu bari yu ñu ci def mais ba léegi aussi des na lu bari et je pense que li mbas mi wane mooy que réew bu nekk yaa dépendre sa bopp parce que bu ñu tëjee frontières yi kenn mënul faju ji ñëpp ci mën a moo tax man je lance un appel d'ailleurs au privé li nga xamee ne parce que ñi nga xam ne tey ñu ngi fi yore privé yore xaalis bu dul jeex bu ñu feebaree dem faju ji mais ñooñu tey bu ñu investir ci réew mi avec médecins yi ñu am qualité médecins yi ñu am qualité professeurs yi ñu am dinañ mën a am la nga xam ne ñu ngi koy wute Europe mais Europe ña fa nekk service yu bari de réanimation yu bari parce que tubaab bëggul lu koy gàllankoor ci confort moo tax service de réanimation yi man am naa sama collègue yu bari yoo xam ne ñoo jàngandoo fi tey ñoom ñooy gérer service de réanimation yi foofu li mu wax ci Maghreb bi tous les mais boo demee par exemple Maroc da nga fay dem ñun ñi ñu formé nga xam ne dañ leen formé en chirurgie dentaire par exemple pour nit ñi marocains yi ñëw sa kii da ngay def formé à Dakar parce que label la donc ça veut dire que ñun ressources humaines am na fi expertise bi mi ngi fi li des mooy li nga xam ne ñu ngi koy def ñu gën ko ful te gëm naa ne fa la ñu jëm parce que à la kulli on est obligé dem foofu parce que bu ñu bëggee vivre bu ñu bëggee autonome on est obligé dem te comme ñun dañuy woote ne dañu bëgg émergent te ñi ngi ci tànk yooyu dañuy obligé incha allah yegg ci loolu te gëm naa ne chef de l'État am na quand même wane na ne bëgg na ko wane na ne bëgg na ci def te yaakaar naa ne dina ci def bu weesoo loolu ma bëgg a wax pour surtout un appel encore une fois aux enseignants nañu nangu toogaat encore discuter waat encore trouver des solutions parce que nag lii ñu renvoyé mais dafa am jàngat nañ ko évaluer parce que am na lu bari lu positif lu mu indi am na benn mobilisation bu mu indi am na ay jumtukaay yu mu indi maintenant nañu def évaluation bi xool li doxul parce que am na yu doxul ñu xool li doxul ñu corriger loolu pour que ñu mën a fexe ba nga xam ne élèves yi dinañu reprendre jàng normalement mais que ñu reprendre moment propice bi parce que loolu yëpp tamit mën nañ ci waxtaan ba xool moment propice bi nga xam ne war nañ ko mën a reprendre ñu reprendre pour que mën a dem. maanaam bi la yoon mu bañ a am faux départ ñu bàyyi ba lépp noppi lépp yemb ñu door a ne. discuter ko ba d'accord ci. maintenant nag xam nga état aussi dafa am na muy fonctionner ñun ñëpp bu ñu discuter ba ku ci nekk joxe sa xel. joxe sa xalaat ñu wax ne d'accord nañ ci lii yaakaar nañ ni lii dinañ dem je n'ai pas de doute que président bu boobaa dana dem dans le sens boobu pour que ñu mën a dem ci loolu mais nag il faut aussi ñu may aussi ki nga xam ne mooy décider autonome pour moom tamit mu parce que dina am ay paramètres yoo xam ne moom dana ko maîtriser te ñun duñ ko maîtriser bu boobaa moom mu mën a jël décision bi nga xamee ne moo ñuy mën a jëm loo kanam mais vraiment maa ngi encore une fois vraiment di remercier les enseignants pour leur vraiment ni ñu wane ne patriotisme ndax boobu ba léegi loolu la ñuy wax pour wane ne bëgg nañ réew mi c'est la même chose ci corps médical bi depuis mbas mi duggee ba léegi nuit et jour ñëpp ñu ngi ci terrain bi pour rek xeex pour waa réew mi moo tax nag ñuy ñaan encore une fois mesure barrières yi lii dañu war a dund ak moom nañu ci nit ñi jàppale rek vraiment di ko respecter ñun ñëpp bu boobaa incha allah ñu génn ci. incha allah jërëjëf professeur Mouhamed Mbacké Lo ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci teewaay bi. voilà muy jàngalekat ni mu ko leeralee sànq xam-xamam màcc ci wàllum santé publique sant ko gërëm ko bu baax a baax Abdoulaye Fane yow tamit sant la bu baax a baax yaa jiite UNAPES di mbootaay bi ëmb mboolem association parents d'élèves ak étudiants yi nekk fii ci Sénégal sant leen gërëm leen bu baax a baax ci teewaay bi mbokk yi dañuy wéy rek laataa ñuy tàggatoo ci xibaar yi wax as ponk
ponk bu tuuti rek ci àtte bu Ousseynou Diop mooy kooku te mu dóoroon balu fetal chauffeur taxi boobu la Ibrahima Samb ci ab station service bu nekk fële ca Nord Foire 2016 la woon. àtte bi tey la waroon am waaye dañ koo dàq bu fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin ndax dañoo bëgg ay pompiste ya teewoon yëf yi ñëw ngir wax foofee ca kanamu tribunal ba kon fukki fan ak juróom-benn la ñu dàq loolee di àtte bu Ousseynou Diop mi dooroon taximan boobu la di Ibrahima Samb ab balu fetal dañu egg si ci ponk bu mu julli yëglekaay yi xëyee tey ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ubbi tey jàng tey gi ñu bëggoon tey ci ubbi tey tëj démb la mujj la Sénégal nañu état annule tout talaatay tey ji ñaari fan ci weeru juin ci la ñu waroon a ubbiwaat école yi ngir élèves yi waajal examen war a dem jàngiwaat waaye dernière minute ca la ñu ko reporté dàq ko ba jëmmi jamono Soleil national xëy ñu wax li tax ñu dàq ko ubbil yéenekaay bi ci jàngalekat yi waroon a dellu ci njàng mi dafa am ci ñoom fukki jàngalekat yu corona ci Ziguinchor fa la ñu nekk moo waral état bi ne du jël benn risque ba muy dugal élèves yi ci guuta Libération xëy dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk wax ñu ne li toxal ubbiteg école gi ba jëmi jamono moo di dañoo nimmiku fukki jàngalekat yu amee jàngoroy coronavirus gi ci Ziguinchor li be teg ci baaxe ñu pexe yi gouverneur ub Ziguinchor teg ba tax joota ju yokkul wax nañu ne am na lu ma téeméeri doomi aadama ak fanweeri ñu quarantaine ca dëkk ba Le Témoin nañu borom réew mi di Macky Sall dellooti na gannaaw ci dogal yu mu jël ay cas corona yu ñu dégg ci biir jàngalekat yi ci Ziguinchor moo waral ñu dàq ubbiteg l'école yi ba jëmi jamono Les Échos bind na ubbiteg école yi ci élèves yi war a def examen tey la woon waaye corona bi tax na Macky Sall dàq na ko kañ la école bi tijjiwaat journal bi nañu kenn tanewula ci ndax ñi ko tëj joxewaatuñu benn date Sud Quotidien nañu lu feeñ cib sëy rek nuyoo woon a ca ngoro ga ubbiteg école gi ñu doon jëm tey ji ca sottiwul biteel bu nekk la mu def rek la saañ bay xeeñ ca départ ga fa la salfaañoo gi tàmbale woon ne ba ñu yeb jàngalekat yi ciy wat di leen delloo ci dëkk ñu war a jàngale fa la jaxasoo geeg pëccëxoo gi tàmbale woon gannaaw loolee nag Macky Sall raté na rentrée tayam bi Vox Populi jàppe ko ngandi maami fiasco ba noppi nag nañu du kenn ku dul gouvernement bi ndax moo fi taxaw ne day ubbi l'école bi ñaari fan ci weeru juin ngir élèves yi war a def examen dem waajal seeni examen nit ñi waaj ba ne sugg ñu dem ba desul dara lu dul war a ubbi ay waxtu yu néew des ci gouvernement bi delluwaat ca ginnaaw fukki cas coronavirus yu ñu ne moo feeñ ci jàngalekat ca Casamance Vox gis ne état bi am siiwee la ko def ndax yàgg nañ koo wax ne école bi mënuta ubbi ci jamono yi mu lànk kandaara ne du ko dégg ne ngalañ jaaxaan bu nuppi ne gisul jant bi L'Observateur gis ne li am mu di école bi waroon a tijji tey te ñu dàq ko loolee du ak lajji li ci naroon a topp bu ñu ubbi woon l'école yi moo naroon a doon ak lajji di fiasco gu ñu déprogrammé journal L'Observateur xëy solu dàllam dugg dëkk bi mu di ca banlieue bu Ndakaaru di ca Kaolack Njaareem Louga Matam ba Kees fu ca nekk la mu fa gis moo di école bi jekkuloon ngir mën a ubbi ñu ubbi journal La Tribune fekk fa kàddu syndicaliste bi di Dambooc nee na ministre éducation nationale di Mamadou Talla jot na sëkk mu tekki ndombal tànkam dafa war a démissionné ki démissionné wul départul puusul randuwul demul fenn di coronavirus bi tey lay am ñetti weer ci réew mi L'Observateur nañu ci xëta mu njëkk ñetti weer yoo xam ne amul lu mu wanul askan wi tiital na leen fitnaal na leen faat na leen enquête dina kaay ne ko te nag jeexagul rawatina ci jafe-jafe yi nga xam ne coronavirus bi jural na ko économie bi réew mi ne Covid 19 gi sëkkatal koom-koom gi tey la wàllu gën a ay transporteurs yi ci réew mi nee nañu mënatuñu ñoo ngi sàkku ñuy bu yoon yi entreprise yi ci réew mi li leen nguur gi santoon mu di ko ci yor ab liggéeykat lu mu laadi ab salaire am nanga ko ca fay 70% weeru nekk loolee journal bi nee nañu ñu koy def bariwuñu coronavirus beeg tolluwaay gi ci Sénégal témoigné nee nañu daj na réew mi kapp région de Matam bi doon bañ na kus néew sax far na daanu corona ba yegg na fa Ndakaaru nag fi la raayub coronavirus bi téene ne ci 3429 cas yi am ci réew mi 2525 cas yépp ñoo ngi Ndakaaru cas la ci biir cas Senelec Akilee moom la journal Les Échos xëye wax ñu ne Senelec mooy na ne contrat ba fa Mouhamadou Mokhtar Cissé signé loon waa Akilee bu jàlloon moo di këru courant gi di Senelec rey nañu ko ba mu dee fees ko tong ko journal bi teg ci jukkil ñu juróom benn ponk yu koy dëggal benn ca moo di ca contrat ba dañ cee def ne Senelec day jël personnel am ak infrastructure am ak ressource am jox Akilee équipement yi nga xam ne Akilee moo ko moom yépp Senelec mooy assurer stockage bi ak sécurité am Le Quotidien nañu mag def njëkk xam Mouhamadou Mokhtar Cissé mi signé woon contrat Senelec Akilee gi mbambu ci réew mi nee nañu gisee ak Bitèye mi directeur général bu Senelec loolee la bëgg ngir négocier waat contrat Akilee bi ak ki jinaa ci xët mu njëkk L'Observateur xooli fa lu yéeme te doy waat li mu ñu ne moo xew ca Touba kenn ku jigéen ku ñu naan soxna Oumy Dieng moo faatu mi ngi tolloon ci téeméeri at ak fukk ak juróom-benn waaye ab néew ba ñu ko yóbbee ca margo ba ñu dellusee dañoo fekk ñu jël baaraam yàq lenn ca sikkim ba yóbbu. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mu ngoog fi la ñuy yem ci xibaaru digg bëccëg gi mu nekkoon édition spéciale bu ñu jagleel ubbiteeb école yi tey bi ñu dàq sant équipe technique bi bu baax a baax yeneen i xibaar 19h30 incha allah di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.